bon ñun angle d'attaque bi ñu ci am ak angle vision bi ñu ciy am. mooy encore une fois la doon am rek ci li nga xamante ne mooy les actes de décentralisation yi nga xamante ne daan na am ndax boo xoolee comme ni ko ñu bari rappelé décentralisation fii ci Sénégal du commencé wul démb wala tey donc lu yàgg la depuis 1887 nga xam ne mooy Saint-Louis et Gorée de 1871 à 73 nga xamante ne mooy Rufisque, Pikine et Dakar nga xamante ne ñëw na donc loolu du lu bees bi ci mujjee nag nga xamante ne moom mooy bi nga xamante ne moom la président sortant bi Macky Sall nga xamante ne moom la amaloon moo ñëw en 2013 nit ñi amoon ci yaakaar bu baree bari ndax boo gisee comme ni ko Bassirou Diomaye Faye waxee aussi tamit bii nga xamante ne mu ñu koy présenté gisaguñu document bi mais d'après ñi nga xamante ne moom la ñu gis mu waxee ko dañu ne xëy na peut-être mën nañ ci am njortu gu rafet ne xëy na peut-être dina andi ay changements novatrices yoo xam ne day bees mais malheureusement dañuy ragal li dal yeneen yi fi jaar rek moom mooy dal bi nga xamante ne tey jii moom moo fi ñëw parce que ambition yi ñuy am dans la théorie bi nga xamante ne moom la ñuy loolu la ñuy wax dafay nekk lu am solo da nga koy gis rek da ngay kontaan mais ci pratique bi foofu la différence bi foofu la fossé bi di am donc le fait que ñu jot ay dig yu mel noonu xëy na peut-être mën nañ ci andi ay mbir yu baree bare mais ñun dafa angle critique bi ñu ciy am rek benn bu ci ñëw rek dafa am ay taar yu muy àndaale parce que problème yi du doon problème technique mais problème politique toujours lay doon parce que les États ont l'habitude de faire des documents bi ci mujjee mooy ñun ñëpp dañ koy dem xoole mooy PENAT ñi xam PENAT mooy programme national d'aménagement pour le développement territorial boobu ci la yëpp di sukkandiku ci ngay gis ki loi d'orientation bi nga xam ne mooy le développement territorial bi nga xamante ne mooy les actes yi nga xamante ne mooy comme acte 3 acte yooyu yëpp dafay sukkandiku ci programme yooyu te ces programmes là sont écrits ñu ngi fi damay jaañ nit ñi rek ñuy gëstu parce que lii Bassirou Diomaye Faye di wax yëpp du lu bees ça existe déjà mu ngi fi tege daf fi tege ba pare tout est là dañ ko defar ba mu ne booy fi mu toll nii xëy na peut-être ils vont appliquer des réformes nee na il va amener les moyens parce que problème politique boobu la ñu amoon état yi dañ daan yokk ay compétences des mairies mais problème politique bi ñu am mooy incohérence bi duñ ci boole ñu transférer aussi tamit jox leen moyens yi nga xamante ne daf leen permettre ñu assurer li nga xamante ne moom mooy ces ouvrages là parce que bu nekkee da nga leen jox ay compétences ñu mën comme agriculture wala ci hydraulique ak yu demee noonu il faudra nga boole ko ak moyens yooyu nag moo dul am wala bokk wa illa su nekkee moyens yooyu day ñëw dafay fekk ñañu koy jox ñooñu dañuy bokk ci ñoom ñu koy jox ñooñu dañuy bokk ci ñoom supposons que tey jii ni nga ko gisee ba daf ci am lu mu ciy rax léegi problème bi dootul doon problème mu technique mais problème politique lay doon da ngay dem ba nga xamante ne les moyens yi nga xam ne moom la ñu am ak pouvoir yi dañ koy centraliser ci li nga xamante ne ñoom la ñu àndal wala ñoom la ñu bokkal parti waaw loolu moom loolu la Sénégal yëpp seetlu te loolu la ñu gis te loolu moom mooy retarder lépp loo xamante ne mooy wàllu développement territorial ci biir réew mi donc loolu nag il faudra à un moment donné volonté politique ñëw bu ko defee ñun ñu mën ko. am nga yaakaar ne cette fois-ci dina nekk exception ci lu ñu yàgg di gis maanaam liggéey yi dina ko daal di matale vu situation bi ak it yi nga xamante ne jot nañ koo gis. waaw mais il faut ñu wan ñu volonté politique rek parce que te yooyu xam nga wax man pour man wax la nii rek. mais ci la ñu daloon la ñuy dalaat mooy ñett yi mooy fossé bi nga xam ne moom laa wax sànq moom mooy bu compétence bi beneen mooy incohérence territoriale bi mooy bu njëkk fossé incompétence bi nga xamante ne moom mooy compétence yi nga xam ne moom mooy am ci wàllu ak gestion partisane bi man ñun ñett yooyu la ñu noté. te mooy nekk à chaque fois problème mais li nga xamante ne moo ci gis programme yu bari di réussir mooy participation citoyenne bi nga xamante ne moom moo ci am ak budget participatif bi je ne sais pas si sénégalais yi ñu ngi dem di gëstu ji programme yi di xool rapport yi xool synthèse yi xam exactement lan lañ ci def depuis bi nga xamante ne depuis 2013 programme yi nga xamante ne ANAT teg na ko mooy ANAT ko xam ni agence la nationale pour l'aménagement du territoire donc bu Moussa Balla Fofana jiite donc pour wax sénégalais yi rek
que ni fii amul dara volonté politique la ñuy xaar ci Bassirou Diomaye Faye naka lay def instant bi ba transférer te muy ni nga sax mooy capital yi mu mun ko jox dooleel collectivités yi ñooñu mën a def liggéey bi nga xamante ne moom mooy wax ni seen budget sax daf ko war a revoir xoolaat ko loolu yëpp mooy li ma la wax rek dafay heurté wu ci li nga xamante ne moom mooy partisanerie bi parce que man bu ma mënee dégg li nga xam ne mooy la Pastef wax ne président sax daanaka waratul nekk ci parti waratul jiite coalition loolu la parce que mënoo nekk parti ba pare wax dëgg yàlla di dooleel ci nga xamante ne sa noonu la ci collectivité bi des fois sax boo gisee gaañ yi di loolu di am wala boog aménagement yi ñuy daggaat ko parce que dafay am volonté politique boo xam ne dafay nekk ci biir soit benn bi dañuy neexal ay notable yoo xamante ne gis nañu ñoom ñu leen favorable lañ te mën nañ leen andil électorat wala boog ñu jéem a xool naka la ñuy dogotee carte électorale bi pour bu nekkee foofu dañ fa néew doole ñu xool naka la am nañ fay gagné loolu nag moom mooy jafe-jafe yi te loolu tant que mu ngi am ci suñu li nga xamante ne moom mooy volonté politique yi nga xam ne moom la suñu gouvernement yi am finalement fossé bi day gën di yaatu et puis comme ni nga ko gisee tey gis nañu président am na ci yu mu tàmbali yoo xam ne xëy na peut-être dinañ ñëw ci biir débat bi donc yooyu nag boo ko gisee mu ko tàmbali léegi mais bul sonn da ngay xam ne politique dafay xam fa mu jëm directement parce que nag wax dëgg yàlla kenn du dooneel noonoom pour mu di la daaneel. kon da nga jàpp ni ñiy wax ni dafay charmer yenn maires yi pour peut-être andiwaat leen ci biiram ñooñu amuñu tort. waaw mais charme bi moom quel que soit alpha munu cee ñàkk ñun au moins si ñun xam nañu exactement naka la yenn gouvernement yi di doxee ak ñi nga xam ne mooy élus locaux yi tey jii Abass Fall on peut comprendre aujourd'hui lu muy dund mën nañ comprendre aussi ki nga xamante ne mooy Barthélémy Dias bu doon dund moom tamit avant ñoom di ñëw donc kenn ku ci nekk rek boo ñëwee da ngay am volonté wu nërmeel sa adversaire wala boog doo am volonté wu dooleel ko parce que bu amee doole ci li nga xamante ji mooy capital bi finalement yow à tes risques et périls donc loolu incohérence boobu noonu encore une fois du technique Bassirou Diomaye Faye il faut que moom incohérence bi politique la donc il faut que ñu cohérent mu conséquent ci li nga xam ne moo lay wax on peut pas être juge et partie ndax xam ne réew mi mu yor Sénégal la te ñëpp la war a njaboote amul ñii ànd nañoo man ñii ànd ñoo man lépp lu mu war a def rek te bu teg ko ci yoon ba nga xamante ne sénégalais yi ak njariñu sénégalais yi moom moo tax mu def ko ba mu mat sëkk. léegi nag am na communes yoo xam ne wax dëgg yàlla jot nañu réussir boo demee ay Kaolack. ak yu bare yoo xamante ne c'est participation citoyenne bi moom moo tax ñu développer parce que ñooñu dañu teg ay cadres yoo xamante ne seen élus locaux yi dañuy mën di échanger ak ñi nga xamante ne mooy les leaders yi nga xam ne ñoo nekk à la base. di wax ni ñoom budget participatif bi nga xam ne ñu ngi koy def des fois ci DOB yi orientation budgétaire yi ñoom ñu xam ni ñoom alal ji ñi biy jóge foofu ñoom dañu bëgg ñu defal leen ko soit ci ay yoon soit ci ay tali parce que bu boobaa citoyen ñoom ñoo ñëw toog ak élus locaux yi wax leen exactement ñoom li nga xam ne mu ngi jóge ci état bi dañu bëgg ñoom ñu dugal ko fii loolu rek moo ci doon am ay réussite te du ay kii yu bëree bëri on a Kaolack et 2 ou 3 autres kii yoo xamante ne Pikine aussi yoo xamante ne jot nañ ko réussir donc participation citoyenne ba bëggoon nañ tamit Sénégalais yi gën ci taxaw bu ko defee ñoom aussi tamit dinañ permettre à ñi nga xam ne mooy seen élus locaux ñoom ñi leen di jiite ñu xam ni alal ji nga xamante ne moo ngi jógee ci gouvernement mooy transfert en capital yooyu ngay gis ci loi des finances bi ñu mën ko yóbbu orienté ci seen i bëgg-bëgg ak ñi nga xam ne moom la Sénégalais yi sàkku. très bien am na solo dañuy desandi ba tey ci ndaje boobu lay njiital réew mi ndaje woon ak ñi nga xamante ne ñoo di élus locaux yi mu leen di wax ni comme ni ma ko waxee sànq yenn ci ay communes yi mu diggee woon ni dañ koy daal di supprimer ak yenn ci ay départements léegi supprimer tuñu dara également au-delà de li nga xamante ne moom moo di yokk bi mu ne dina leen ko jàppale ngir li nga xamante ne bëgg nañ ko def ci communes yi ñu daal di koy matal ñoom ñi lee ñu ngi wax ni lu ci mel ni seen budget bëgg nañ mu yokk également li nga xamante ne moo di impôt local yi impôt locaux yi maanaam peut-être juuti yi ñuy dagg di ko ñëw di ko verser si ci mairie bi ak yeneen mais tey ji yooyu lee ndax buñ ko yokkee du am lu mu répercuter ci askan wi.
alors merci beaucoup Mariama balaa may ñëw ci li nga xam si ni moom mooy impôts yi ak lu ni mel ci lu jëm ci yenn communes yi nga xam ne si ni dañu waxoon dañ koy supprimer ba finalement dañ ko mujjee bàyyi qu'est-ce qui a changé entre temps ba tax le président bëgg koo bàyyi alors mais man je trouve que ni li jiitu woon mooy lenn ñu jéem a régler situation bi fi nekk ba pare balaa ñuy supprimer wala ñuy bàyyiwaat pourquoi je dis ça tey bu ñu fàttalikoo jamonoy élection présidentielle ou bien législative y avait des communes yoo xam si ni dafa am des citoyens yoo xam se ne dañu dem ba seen bureau de vote ñun leen du ngeen voté fii ngeen di war a voté su ngeen fàttalikoo Kër Massar diggante Kër Massar ak Yëmbal côté boobu noonu am na élection boo xam se ne demoon nañ ba mujj coow am ci pourquoi parce que population bi dañoo jug teel a xëy